mooy xar daal xam naa ne jafe na xaru tabaski waaw ubbil laas yéene kaay nañu tabaski bi ci Ndakaaru njaay gel joob gi lée waaw jaaykatu xar yi day gisaguñ client ba léegi ni lée xam nga ñen ñoo gis client waaw léefoo yéene kaay nee na moo ñuy jaay ay produits bio mar d'Italie waaw xale jigéen yi day ca loolee la ñu ne moo tax business la bu dox mar d'Italie waaw ngir yokku daal seenu ndàkk les fesses yokku seeni ween mar d'Italie seeni hanche mu waay maa la ko wax ay waay lii tamit mbaa jàmm la jàmm de xale jigéen yi day ay miel urgence sirop urgence ay céréales sirop poids thé ventre plat suppositoire urgence ay thé fort dama ne la gis nga produit yi lée ay bio la de waaw nee na ñoo ngir yokku poids la allahu akbar yokku seeni ndàkk toogukaay yokku seeni hanche yokku seeni ween mu waay defar seeni der mu waay xoolal PDG urul ay ni bio nee na ñaari fan ndong la publicité seen étagère yëpp jeex astafurlah waa ma ne xam nga su fekkoon loolu ñuy jënd fa leen di may dënn may leen hanche ak ginnaaw rek yem ca amul problème waaye loo xam ne ñaareel fa lay jox feebar lu baaxul ci sa wàllu wér-gu-yaram taar jarul ko te gis nga jigéen nga sew ak nga xam yaram ak noo mën a mel da nga xam ku la bëgg ci ni la yàlla bindee nga yëg nga ñàkk yëg ci Jili Mbay dafa am benn càgga bu fa recevoir ab clientam ginnaaw bu ñu deflante ba pare client ba génne paaka bojj ko lu war a tolloog juróom benn yoon ñu ngi wër kan la ba léegi xamaguñ ko ñu yor transport bi moom yokkati nañ dégg waaw baax na chauffeur si dégg bu ñu waxul ak ñoom lu leen neex la ñuy def. néegu tooxi doona ya buntu ba ubbeeku na. faatu benn ndongo daara foofee ci diwaanu Ourossogui moom nag nekk nag ku nga xamante ni dafa àndoon ak ay moroomam dem sangu ca dex ba foofee nag la daal di jékki-jékki réer kenn gisaatu ko ñu bëri sax jàppoon ni dafa génnaat dem am soxla yu mu doxi gannaaw nag wër bu metti ba nga xamante ni wër nañ ko la ñoo xam ne que daal moom foofee la simoon ay yéreem dugg ci biir dex bi ci la daal di ñàkkee bakkanam moom nag gannaaw ay waxtu yu nga xamante ni sax wër nañ ko sapeur pompier itam daal di ñëw dimbali ña nga xamante ni ñoom ñoo di ay ñagañaaleem ci wër gi ci lañ ko daal di gisee moom sax néewam daal nañ ko yóbbu ca morgue bu l'hôpital bu Ourossogui gannaaw constat bi nag gendarmerie ba nga xamante ni moo nekk foofee ca gox boobee ñoom nag jamono bi daal nañuy ibbi ab l'enquête ngir xool ndongo daara boobee lan moo ko daal di faat moom sax ñu ngi ñuy xamal ni que ca bés ba nga xamante ni moom la mokkalee téere moom doon jàng alxuraan ci la daal di faatoo mu nekk rek mbir mu nga xamante ni jamono bi andi na tiis ak naqar ci askan wa nga xamante ni ñoom ñu yeewoo foofee ci diwaanu Ourossogui. yàlla na leen yàlla yërëm. dañuy wax itam ba tey rek ci diwaanu Diourbel nag foofee kenn ci ña nga xamante ni dañ doon liggéeyee ca benn école privée bu nekk foofee ca diwaanu Diourbel daal moom lañ daal di jébbal démb àttekat yi moom nag liñ koy toppee rek maanaam moom moo di tentative de viol, attentat à la pudeur, détournement de mineurs et pédophilie moom sax mi nga xamante ni moom moo di waajoojee ne donte nag dafa daal di weddi kàddu yooyee xale ba nga xamante ni moom la daal di sàkku daal nay dëggal wax ji loolee sax li ko jiitu moom moo di fële nga xamante ni moom moo di poste de santé bu Guy Mbind ñoom nag daal nañuy def li nga xamante ni moom moo di certificat médical bu wane ni nag sax moom xale bu jigéen boobee dese na ak ndawam ba tey waaye nag lu ci mënti am daal moom mii di xale bu jigéen bi li mu xam ne rek moom moo di waa jii di woo ki turu Y Sarr daf ko daal di proposé ngir mu simmi tubéyam mu daal di nag frotté awraam ci kaw awre xale bi ci la daal di nag éjaculé ci kawam bala mu koy bàyyi muy dem mu nekk nag mbir mu nga xamante ni sax moom waa ji weddiwu ko benn yoon ndax moom li mu xam ne rek moo di dafa am ay àndandoo yu nga xamante ni ñoom ñoo ko defloo waaye nag lu ci mënti am mbir moomee nag dafay desene ci kaw yoon ndax moom waa ji sax loolee mu def tax na xale bu jigéen boobee nga xamante ni amul lu dul juróom-ñeenti at li yére bu mu soloon dañ ko daal di jébbal ki nga xamante ni moom moo di procureur gannaaw nemmeeku yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa yenn preuve yi nga xamante ni daal waa ji dafa daal di takkal dara ci kawam. dañuy ñëwaat un peu ci rebondissement maanaam faatu dawalkatu Jakarta boobee di Moustapha Dimé dëkk ci diwaanu Thiès kay moom sax nag daanaka gannaaw bu ñu jàppee kii ko def jëf joojee di ab xaritam am na itam keneen ku nga xamante ni daal moom lañ daal di jàpp moom sax daanaka gannaaw la nga xamante ni moom lañ koy toppee daal ne avoué ni que am na ñaari xale yu jigéen yu nga xamante ni moo leen yeboon ci bis boobu daf leen daal di sàkku plainte boobee sax daal di ne ko nañ ni que dafa daal di ñëw foofu
foofee ca diwaanu Tivaouane ca commissariat ba. lu ci mënti am daal moom Moustapha Dima ay mbiram di gën a leer rek waaye itam ka nga xamante ni daal moom moo jëf jooju ak ko doon jàppale ñoom ñaar ñëpp jamono bi ñoo ngi ci ay loxo yoon ñoo ngi ni yëgal itam Jakarta bi itam ka nga xamante ni moom moo ko yoroon kooku itam xam nañ ay trasam te du yàgg daal ñu teg ko loxo. mu nekk nag faatu bi nga xamante ni jamono bi keeskaay ñu ngi koy waxtaani waaye tam mu nekk naqaratis bu nga xamante ni waajuru Moustapha moom li mu jàpp rek moom moo di lépp daf koy bàyyee ci loxo yàlla. ñu dem itam ba tey ci diwaanu Ndakaaru daal di wax ci braquage bi nga xamante ni moom lañ nemmeeku ci benn dépôt maanaam ci benn vigile bi nga xamante ni daal maanaam ci benn dépôt bi nga xamante ni daal foofee vigile ba ak ñaari liggéeykat ñoom ñoo defoon benn collaboration ngir daal di dajji ab boutique bu nga xamante ni dañ fay liggéeyee. loolee sax mu am ci itam ab xale bu nga xamante ni moom mineur la ñoom nag daanaka sax daan nañuy avoué ni que li ñu bëggoon net moom moo di jënd billet ngir dem foofee ca Nicaragua. li ñu sàcc ci xaalis nag daanaka sax mën na ci 80 millions de francs CFA bu ñu sukkandikoo ba tey ci yenn sources yi. lu ci mënti am daal ñoom ñooñee daan nañ leen yóbbu ca prison depuis 31 mai dernier. lu ci mënti am daal ñoom am nañu kenn koo xamante ni daal daan nañ koy daan ñaari atu kaso yu nga xamante ni dafay daal di tëdd ñetti weeri foofee ca prison. waaye itam sax xale bu nga xamante ni moom daanaka mineur la moom li mu wax rek moom moo di dafa bëggoon daal ànd ak xaritam yooyee doon def jëf ñaaw joojee ngir daal di dem tukki génn Sénégal. ñu wax itam ci vidéo bi nga xamante ni fan yii yëpp mu ngi circulé maanaam mu di ay chinois yu nga xamante ni dañoo jàpp seeni liggéeykat andi di ay sénégalais ñu leen di bundu xatal. chinois yooyu nag ñaar ci ñoom dañ leen a daal di jàpp placé leen mandat de dépôt. mu nekk nag jëf ju nga xamante ni ñu bëri ci sénégalais yi nakaru nañ ko gannaaw bu ñu gisee mbir moomee ñoom ñii sax li ngeen di toppee rek moom moo di bundu xatal ay nit yu nga xamante ni ñoom chinois yi ñoom la leen doon liggéeyloo. lu ci mënti am daal ñoom seeni jugement dañ ko daal di fixé rek le 26 juin 2024 bii di ñëw. liggéeykat yi nekk ci groupe Walfadjri Tabaski ren gi mën naa bañ a neex ci ñooma ndax duñu jot avance Tabaski yéen kay gi di Walfadjri xëy duñuy xibaar naan ñu li ko waral mooy waa impôt ñoo tëj suñuy compte bancaire ndax dañ ñoo wax nañu dañoo war a fay impôt 2016 ba 2018 yéen kay gi di Source A xëy duñuy xibaar naan ñu ginnaaw bi ñu tëjee compte bancaire yu Walfadjri ñi nga xam ne jamono ji nag nañu xaar waa impôt mooy waa groupe Futurs Médias mooy waa D-Média mooy waa RTS. i jàppal tàng na Palestine nekk fii ci réewum Sénégal gile ci manifestation wuurée la ñu jëm ñaar fekk fan ak ñett ci weeru juin gile ngir fësal seen jàpp dal ci askanu Palestine ginnaaw li xew seen diggante ak Israël laas ne défenseur Palestine yi kay nee nag gaay yi ñoom ñëpp boycotté xaru Israël yi le nga xam ne tabaski bu nekk ñu jébal ko askanu Sénégal rawatina imaam yi le yëgle kaay bi ne ay fan yu néew moo des suñu diggante ak tabaski waaye daal nga yëg nga ñàkk yëg jaaykatu xar yi daal nee nañu gisaguñu mu client yi loo ci mënta dégg daal xamal ni kilifay nguuru Macky Sall bi ñoom ñëpp kenn gisu leen kenn déggu leen ci tabaski gi le Ndakaaru jàpp Tamba Ndargay ba Ziguinchor ak i diwaan yu bëri ñëw responsable APR kenn déggu leen kenn gisu leen lii teer bu ancien régime ba nag ku ne daw na làqu fenn professeur Moussa Baldé ancien ministre ma nga ca France ca Rouen ca Matam Mamadou Demba Sy responsable ne daanaka du ministre du DG amul kenn kum ci tegati gët ca présidentielle ya ba mu jeexee lañ gëj a wàcc ci terrain bi coow li nag mooy patt gii ñu patt ak daw làqu gii ñenn ñi daw làqu ndax nag audit yi nga xam ne woote nañ ko ci réew mi te Ousmane Sonko def ko ngir saytu yorin wi yee tax nag ñenn ñu roñ làqu ba bëgguñu ku leen gis tribune yéen kaay naan kon en tout cas teewul tabaski moom dina am ci kàttanu borom bi booba nag ñoom soxna yi yéen kaay bi naan maam ña ngay yàq lu ñu mën diggante tissu greffage ak i accessoire yoo xam ne boo ko seetee ba ci biir lu dul yàq nekk ko ak lu mën a am mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm coowal oto yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo nekk ca palais bale di présidence enquête bi day daal dinay satal nag Nafissatou Diouf yéene kaay Cheikh Mbacké gise gi ne dama ne Nafissatou Diouf kay deful 10 minutes brigade de recherche waaw xaw ma nag nan la turam def ba dugg ca liste ba waaye moom bokk ca d'ailleurs kookee nga xam ne sax moom lañ doon war mujj dañ koo identifié la ilaha illallah yéene kaay gi ne téeméeri oto 100 véhicules laa la wax la gars yi ne coppet ca parc automobile bu président de la république la ilaha illallah ñaar fukk rek lañ récupéré gu mu waay. Qui nous en parle, le président de la République s'est félicité de cette situation et nos confrères du quotidien Le Soleil d'ajouter que le chef de l'État a fait savoir que c'était un moment historique et avec ces premières gouttes de pétrole qui lui ont été présentées, nos confrères du journal Sud Quotidien se veulent plutôt pessimistes car selon eux, derrière l'engouement né de ce succès se pose l'équation de la répartition des recettes, notamment la part réelle, c'est-à-dire ce que gagne le Sénégal. Et oui, retenons avec nos confrères que les réserves de Sangomar exploitées par Woodside sont estimées à environ 630 millions de barils. GTA, situé à la
la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, développé par BP, va produire 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an. Mais pour le moment, pour cette première phase qui va durer 25 ans et dont l'objectif est de produire 100 000 barils jour, l'option c'est d'y aller progressivement pour atteindre le but assigné dans quelques semaines, informe la Petrosen. Toutefois, nous rappellent nos confrères du journal Sud Quotidien, cette manne estimée à 700 milliards de francs CFA par an est répartie en 3 destinations: le budget général, le fonds intergénérationnel et le fonds de stabilisation. Mais quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du quotidien Le Soleil qu'hier, le gouvernement a été invité à veiller à l'exploitation optimale et transparente des ressources nationales pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Quand le président Bassirou Diomaye Faye, par rapport aux extractions des premiers barils de Sangomar, se dit euphorique, Sonko, quant à lui, est hyper vigilant, nous disent nos confrères du quotidien LAS. En effet, nous disent nos confrères, prenant la parole hier en réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est réjoui de prime abord de la nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal avec l'extraction des premiers barils du champ pétrolier de Sangomar. Et à cet égard, il a rappelé que conformément aux dispositions de la Constitution du Sénégal, les ressources naturelles appartiennent au peuple et doivent être utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. Et sous ce rapport, Ousmane Sonko déclare que le gouvernement procédera à l'examen des perspectives et des défis que comporte une transition juste qui favoriserait le développement durable et inclusif au plan socio-économique et environnemental. Le Premier ministre a indiqué que la vigilance devra être de mise. Ainsi, danger de mort et danger de mort à Kermousse. Voilà ce que semble livrer Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, dans le journal, on peut lire les populations de Kirène, Gas et Kermousse sont toujours secouées par un parfum de scandale qui embaume l'air dans leur zone. Ce du fait de la détermination d'un promoteur immobilier avec son groupe exhibant un décret pour s'accaparer de 90 hectares et de 90 hectares de leur terre agricole. Et là, c'est la société QVS, comprenez, Qualité Végétale Sénégal, qui risque de mettre en péril 1500 emplois, informe Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après le journal du groupe des médias, que les nouvelles autorités doivent intervenir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard dans justement cette crise entre les travailleurs de Qualité Végétale Sénégal et un promoteur qui semble vouloir user et abuser de ses relations en haut lieu pour arracher des terres exploitées par des populations de la dite localité en attendant de voir les autorités intervenir. ci aji Makka bi nga xamante ni ba tey jii nii mi ngi wóyal ji ëllëg xelu askan wi ndax nag ren ji foofee ca Makka nag daanaka sax lépp ci benn million ak lu tegal daal ci ay jullit ñu nga xamante ni ñoom ñu ngi foofu ci Arabie Saoudite daal bu ñu sukkandikoo ci yenn xibaar yi lépp daal 300,000 pèlerins maanaam ñetti téeméeri junni yu nga xamante ni daal ci ay pèlerins ci ay pèlerins lañu ñooñu dañ leen daal di refoulé foofee ci Makkatal Mukarram ñoom sax daanaka demoon li nga xamante ni defi rek moom moo di seeni aj nag waaye bu ñu sukkandikoo ba tey ci kenn ci ka nga xamante ni daal xam-xamam màcc na ci li mu jàpp rek moo di foofee ca Makka dañoo daal di limité la nga xamante ni moom moo di nombre de pèlerins yi depuis bi nga xamante ni daal Covid-19 am na fi loolee nag moo waral sax daanaka foofee ci Arabie Saoudite jamono bi ña nga xamante ni ñoom ñooy saytu kaaraange askan wi dañoo daal di renforcer li nga xamante ni moom moo di seen système de sécurité ndax nag daanaka jamono bi ñoom dañoo commencé rek di arrêté sax ay oto di def ay contrôle ngir xool ana ñan ñoo am ndigal ñoo def aj bi ñeneen nag ñoo nga xamante ne amuñu ko sax daanaka dara dañ leen di refoulé waaye nag ke boobee jamono sénégalais yi ñoom daanaka ñoo nga foofee ca Makka di amal la nga xamante ni mooy seen aj waaye nag du benn jafe-jafe yu nga xamante ni daal jot nañ ko ci nemmeeku bu ñu sukkandikoo ci yenn nag nit yu nga xamante ni ñoom dañoo yor li nga xamante ni moom moo di seen agence de voyage. ci mbiru coalition jubbanti transport bi nga xamante ni ñoom dañoo nar a def la nga xamante ni moom moo di ab conférence de presse jeudi tey jii nii foofee ca gare routière ñoom sax bu ñu sukkandikoo ba tey ci seen ay kàddu daal li ñuy xeex rek moom moo di anam bi nga xamante ni jamono bi transport bi mu ngi koy doxee waaye itam sax ñoom itam bokk na ci seen xeex waxaat itam ci maanaam ñu reconduire kii di Pape Diop di ab président loolee sax te benn élection daawul ci am lu ci mënta am daal foofee ca gare routière bu ñu motul tey jii dina tàng jër ci jàppante gannaaw sax itam ay jàppante yu nga xamante ni nemmeeku woon nañ ko ci semaine bii ñu weesu. groupe bee bi lee bu nu ca jógee nan wax ci jàggiruur gi lee yëglekaay gi naan man làmb ji waa li nga xamante ne ay ancien vainqueur u kalaaf lañu ci jëmi boppam kenn xamatul fu ñu ne Elton anamu danga koo gisati Malick ñaa gisatuma ko Gambien gisatuma ko Super Étoile gisatoo ci kenn ana mbër
yi la dem nañu nee nañu furaas daal di xëddeen kenn xamatul fu ñu ne sunu lamb yëgle ka ay jàggiruur gi na ama du xam nga Ama Baldé ci moom ci jëmi boppam xam nga lu muy wuti 4-4 dong lay wute ca Fass bis bu daanee léegi Gris Bordeaux 4-4 bi dina mat combat bu am solo bu nar a neex yëgle kaay gi naan maan Albourakh Events ñooñu ko andil seetlu ci diggante kilifa diine yi cër gi ñu am ci dëkk bi ak kilifa politique yi tamit cër gi ñu am ci dëkk bi muy mel ne fi mu toll nii laa la wax ndaw ñi leader politique yi sax léegi lañ gën a jox bopp yéenekaay bi dem bay xam ne gis nga boo jëloon téeméeri ndaw di leen interroger juróom benn fukk yeeg benn dañuy bàyyi xel léegi ci kàddu kilifa diine yi bareetul de lii balaa nga ko doon xam nga dem ci réseaux sociaux yi yéenekaay bi dañu xamal ni kilifa diine yi waroon nekk tey royukaayu ndaw yi ndaw ñi fi mu toll nii jël nañ place ba jox ko réseaux sociaux yi de ak ay kilifa politique lan moo waral tey jii yu bëri ci ñoom nag fi mu toll nii amatuñu confiance ñenn ñi sax dem bay dute ci seen digganteeg seen i kilifa lépp yéenekaay bi def na ci benn taxaw seetlu yéenekaay bi Diomaye Diakhar Faye ak gouvernement bi yëgle nañ leen tey ci alxames ji dinañ wax sénégalais yi fan lañ toll ci wàññi dund gi lan la ñuy wàññi ak fees ko mën a jëlee ba loola jëriñu moom président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jot na ci ministre bi ñu dénk wàllu pétrole di Birame Souleye ak ci loxoy premier ministre Ousmane Sonko ay toqi pétrole ba njëkk a génnee fi ñuy wax Sangomar waaw loolu nag dugal na Sénégal ci cercle bu limité mën koo dimbali nag mu tegu dëgg-dëgg ci yoonu développement pétrole bi ak gaz bi ñuy waaj am seq kook Mauritanie bu ànd ak dogalu yàlla Walfadjri ñooy yëgal seeni liggéeykat ne avance sub tabaski bi ñu leen daa jox dootuñ leen ko mën a jox ndax état bi ñoo bloqué seen ay compte ñoom Walfadjri ñoo yëgle loolu li ko sabab nag nee nañ mooy l'impôt yu ñu ñàkk fay diggante 2016 ba 2018 mu indi waroo gis-gis ñi ne war nañ koo fay ñi ne noo dañoo bokkoon ci xeex bi lan ngeen ci xalaat Ibrahima Sall la waa ji tudd Mboro la ko ñaari chinois jàpp ak benn sénégalais dóor ko ba toroxal ko ba gaañ ko ba def ko ci internet bi takk der yi jàpp nañ ñaari chinois ak sénégalais ba def ñaawteef googu Cheikh Bara Ndiaye digganteem ak Thérèse Diouf procureur rek moo ci mën a jël ay dogal te moom rek lañ ciy déglu ndax dossier baa ngi ci kanamu taabalam Gabriel Kane dañ ko lancé mandat d'arrêt international waaye bàyyiwul weer ci benn fanam Gabriel moom mu ngay safal rek mën naa am kay. kontaane nañ leen bu baax waaw dund gi ci réew mi de waaw bu nu ko wàññee de jàmm ak salaam gën a am doonte jàmm ak salaam am ci réew mi nag waaye bu nu wàññee dund gi mu gën a neex de waaw dund gi nag tey jii mesures yi nag yi ñu ciy jël mbooli seen mesure rek dina leer naa ñu ne aw bu cëg ni ki tey jile baax na moom kay nanu wàññi dund gi bu nu ko wàññee baax na ni loolu kay tawfeex la nag tawfeex la de waaw man li ma naqari démb moom wax naa leen ko chinois yi li nu def waa ji naqari na ma lool démb naqari na ma ba fa naqari yam laa la wax kay waaye leneen li ma naqari tamit kaay ma wax leen ko paas yi ngeen bëgg a yokk lu tax nag yéen tamit nag xanaat solo leen li ngeen daan sol rek carburant bi daa yokk ba ngeen bëgg a yokk paas yi pour lan nag yow nañ wax ci lii paas yi lu ngeen ci yokk paas yi bëgg a yokk paas yi pour lan paas yi lu ngeen ci yokk ma ne baleen paas yi fi mu neen loo leen ci yokk ndax danoo yokk carburant ci diggante bi waaye bu leen bàyyi leen li ngeen def waay événement lii benn fan la yokk nañ ko de paas yi di yéeg na fi ne ma ne ko fii ne waaw xarit yeeg dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal, bonjour. Chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay simbuleexu mox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca seet ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonko Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.